alarba ñaar fukki fan ci weeru octobre ci atum 2021 mbokku téléspectateurs yegg si leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale mbokk yi ñoo ngi jóge ci guddi goo xam ne moom lañ doon màggal juddik gën gi mindeef yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ab guddi goo xam ne Sénégal àdduna bi yëpp ñoo koy màggal ndax nit ki xam ne moo ci juddu ñuy suñu yonent te yonent yàlla ji waaye ci màggal ci gàmmu googee dafa nekk ab bërëb jamono yoo xam ne dañ ciy ti joxe ay message nekk ay bataaxal yoo xam ne kilifa yi dañ koy génne lu ca jege ca Tivaouane ak Serigne Babacar Sy Mansour ca Thiénaba wala sax ca Kaolack ak Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass ak ca yeneen gox-goxaan yëpp yi nekk ci biir réew mi gégg nañu yóbbante yi fii ci Yoff Layeen itam mu nekk ay yóbbante yoo xam ne dafa jëm ci Sénégal ni mu war a doxee nan la ñu war a mën a jëfandikoo li fi ne nan la ñu war a mën a amee ab yar nan la ñu war a mën a def ba réew mi gën a jëm ci kanam nekk ay laaj yoo xam ne nag loolee moo tax tey ñu invité ci plateau bi borom xam-xam El Hadj Abdoulaye Seck lay wuyo El Hadj Abdoulaye Seck bind ay téere yoo xam ne day wax ci benn ci jàmbaaru Sénégal koo xam ne ñëpp ñoo ko bokk mu duñu wax sax Sénégal kese muy El Hadj Omar Foutiyou Tall jàmbaaru Fouta Tooro joojee xam ne moom ñëpp a koy ràññee ci àdduna bi ndax li mu def ci l'islam wala itam ci ay jàngale El Hadj Abdoulaye ñu nuyu la dalal ak jàmm ci plateau bi ndokkale la déjà ci gàmmu gi xam ne moom la ñu weesu. ndokk seen wàll ñu leen di fay di kontaan surtout ci invitation wu ITV bi surtout ci contexte bi parce que yu mel ni xëy na mën nañoo xalaat ni dinañu invité kilifa yu ñu ràññee yoo xam ni c'est des hommes publics ñoo xam ni ñëpp leen xam man nag borom chance la dama am wërsëg ndax dama bëgg Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ci mbëggeel boobu ma ko bëgg ma toog bés sëtam bu ñuy wax Thierno Seydou Nourou Tall imam grande mosquée bi nekk fii El Hadj Omar ñu waxtaan mu ni ma dégg naa ni da nga bëgg a bind ci Cheikh Oumar ma ne ko waaw mais bëgguma fenn mu ni ma kon yow dinañu mën def depuis boobu ba léegi je crois que c'est depuis 2015 ba léegi Thierno pour man nelawul tàyyiwul pour won la itte bi mu amoon ci jàppale ma toog nañu man ak moom ñu ni ëllëg la tabaski ñu indi xar yi këram Ouest Foire ñu yónni nit mu ñëw déy ko ni ko soxna si nee na nga ñëw xool xar yi mu ni ko dama nekk ci liggéey na xool bu d'accord rek d'accord na jël liggéey bi ñu doon def ci Cheikh Oumar def ko farata su ma ko yërëmee sax mu ni ma lii awraat la ci man ndax loolu mi ngi ko jàngee ci baayam Thierno Mountaga bi nga xam ni lépp nag ginnaaw Alaaji Seydou Nourou mi ko santoon mu bind ci Cheikh Oumar lépp moom la ndax de 1900 pendant 40 ans 42 ans pendant 42 ans Thierno Mountaga noppalikuwul ñeent fukki at ak ñaar yoo xam ne mu ngoon ci liggéey gi di liggéey ci maamam Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ba 1976 2000 kii nu mu tuddati 2016 je crois 2012 yu mel noonu daal waaw ci la soog a arrêté ñu def vraiment compilation wu œuvre bi corriger ko teg ko ci yoon génne li war a mën génn bare na nag ay lu ma bind loo xam ni foofu la ñu sukkandiku ak yeneen ni renseignement yoo xam ni am naa ko ci source yu ma am ci encadrement wu Thierno mais li gën a extraordinaire mooy cachet personnel liberté bi ma am pour bind ci livre bi Thierno mosuma contrôler mosuma ni kaay nga lire ma dégg ndax li ngay def baax na su ma ko waxee rek def naan ma waaye bindal rek kóolute gi amoon na fi ba kóolute noonu la ñu def nag ba réaliser lii ba mën ko génne
def ko à la disposition nag de tous les musulmans. De tous les musulmans et du monde entier. Sans distinction de race et de religion. ndax Cheikh Oumar il était chevaleresque. dafa respecté woon ñëpp. nit ku baax la. musul tooñ musul fen musul poñe nit. fépp fu xam ni lënt bu war na fa mën a am. dafa mus a obstiné ci négociation. dina yónnee dina jógal boppam. lépp nekk ci waxtaan laataa ñoo yegg ci leneen lépp ci waxtaan rek dialogue kooku. ma indi ko déjà comme benn premier repère bu ñu am boo xam ne dañ ci war a mën a sukkandiku. ci jamono jii ñu nekk. ci jamono ji ñu nekk ni nga ko waxee mu bind El Hadj Abdoulaye Seck ñeenti tom yoo xam ne moom moo génn gum ci El Hadj Omar Foutiyou Tall le tranchant du sabre moom mooy titre livre bi la xam ne ci ñeenti tom la ko génnee ti wax ci jàmbaari Fouta Tooro joojee nan lañ ci war a mën a jàngatee surtout ci jamono ji xam ne bëri na ay rëq-rëq te kilifa yi saa su ne ñu ciy dellu si ci waxtaan ba ngay jël ci bind ci El Hadj Omar ñu nekk ci jamono joo xam ne yëngu na ndax ñëpp nee nañu 21e siècle la remue la ndax suñu waxul ay jafe-jafe ci mbirub koom-koom ñoo ngi wax jafe-jafe ci jikko yi ñoo ngi wax ci jafe-jafe ci mbirub nguur yi nu ñuy yoree nu ñuy yaree yooyu yëpp nekk ay poñ yoo xam ne ba ñu yegsee ci gàmmu gi kilifa yëpp dellusiwaat nañ ci ñu tàmbalee ci benn muy lu jëm ci mbirub société nuñ koy yoree El Hadj Omar ku ko xalaat ñu bëri dañuy wax ne le guerrier le combattant le djihadiste moom la ñëpp di jàpp au sens normal du terme au sens le plus noble du mot djihadisme ndax léegi dañ ko dévoué ba ñu ku nekk nag ni nga koy xalaatee tey jii su fekkoon dafa am loo xam ne dañ koy jël ci téere bi ak ci njàngat mi xam ne Cheikh Omar bàyyi na ko fi ci jikkoom ci doxalinam ak ci exemplarité bi xam ne defoon na ko ci société bi ñu nekk surtout ci mbirub société niñ koy yoree ak politique niñ koy defee lan lañ ci mën a génnee. xam nga société kenn mënu ko yor ci ignorance. oui. da ngay dégg sax ci waxtaan yi fii ci Sénégal ñu naan sénégalais yi yeewu nañu léegi. sénégalais yi ils sont devenus mûrs kenn mënatu leen nax. alors que combat bi ñuy mëne moyens yi ñuy utiliser. ci combat boobu dañ leen ci nax dès le départ. loolu nag tubaab bi dafa ñëw fekk li nga xam ne ñoo ko moom muy suñu aada di suñu coutume. mu ñëw bouleverser lépp yàq ko mooy suñu école. muy daara yi. muy daara yi. keroog maa ngi waxtaan ak sama benn xarit. mu naan ma nitu daara lan la ñu mënal. ma ne ko xanaa daala Xaali Amar Fall mosoo ko dégg. wallaay première université fa nga xamee ni fa la Imam Malick Sy bu bundu génnee. Mamor Anta Sali. Mbàkke jaar na fa. maam Jaara Buso jaar na fa. maam Thierno Seydou Nourou Tall bu mag. jaar na fa Cheikh Oumar nag jaaru fa. waaye yooyu yëpp dafa def jeexital ci moom. ba nga xam ni école Xaali Amar Fall. lañ fa doon jàngale d'abord li gën a kii amoon ité moo doon xam sa dëkk moom sa dëkk. ba pare nag participer. ci développement dëkk bi. nga xam ne day nekk benn militantisme pour les politiciens. mu nekk day militantisme de tous les instants. ni ma leen ko xamalee tey ñu am mbégte dalal ci plateau bi borom xam-xam El Hadj Abdoulaye Seck moom mi bind ay téere jëm jagleel ko ci El Hadj Omar Foutiyou Tall jàmbaari Fouta Tooro ji ak mu tuddee ko téere bi le tranchant du sabre def ko ci ñeenti tom yoo xam ne bu nekk ak lam cay wax premier livre bi mu tuddee ko la fourche le second livre bi le semis troisième bi labeur en secousse quatrième livre bi mu tuddee ko jet et dénouement nekk ay téere yoo xam ne dañuy gën a xamale ak kiiti El Hadj Omar Foutiyou Tall lu weesu nit ki xam ne dañ ko jàppee woon ne da doon def jihaad ngir l'islam kese waaye yeneen pas-pas yi xam ne amoon na ko yeneen jàngat yi xam ne mën nañ ko jëlee ci moom taarixu El Hadj Omar lépp mu teg ko ci récit historique yoo xam ne lépp da ko jëlee ci njaboot gi mu nekk lu leer nañ El Hadj Abdoulaye ñu dellu siwaat ci plateau bi sànq ba ñuy jeexal yaa ngi doon am li nga doon leeral muy
jaar-jaar société ndax foofu lañ taxawoon El Hadj Omar ak ni mu mën a taxawee société surtout ci jamono ji xam ne Sénégal fi mu toll nii on le dit on le redit sunu société il faut que ñu redresser ko sinon on va droit au mur nan la ñu war a mën a jàngatee ci Cheikh Omar ci jaar-jaaru àddunaam ak tamit ci mbir yoo xam ne def na ko loo xam ne ñëpp war nañ cee mën a jëriñoo. mais c'est très clair ci vision. ku am prétention jiite nit ñi. boo amulee vision di nga échouer di nga sànq nit ñi. Cheikh Omar jiital xam-xam ak njàng. boo gisee ñu présenté woon ko comme un guerrier. reykatu nit xeexkat. c'était pour nëbb xereñ bi mu xereñ ci wàllu jàng ak mbind ak ci perspective d'avenir pour peuple am. parce que loolu tamit jar na leeral parce que àdduna bi fi mu toll nii wala Sénégal ñun ndaw ñi ak ñeneen ñi ko wax Cheikh Omar rek dañ leex na la borom sabre bi guerre la nekkee woon mën na la romb na la noo yow lu tax defoo lii nga nekkati lam-laamee mu kuttu sa baat wala mu def leneen ak leneen ay mbir yu mel noonu la ñuy gënti dégg. alors que ne yore woon na royaume. yoroon na royaume boo xam ne royaume bu rëy la woon mu diini jiite woon ko ci ni mu waree dégguñu ci ay coup d'état dégguñu ci ay révolte yenn yoo xam ne mën nañu wax ne non diwkat ni mu doxalee dafa def détournement de fonds yeneen yu ñu mel vision bi ngay wax ban xeetu vision la ndax Sénégal ñun politique luñ Sénégal société luñ ko jàppee mooy sooy ñëw da ngay andi ab programme boo xam ne moom ngay wax moom laay jox sénégalais yi suñ la falee duñ déggati ci programme bi est-ce que Cheikh Omar ba mu jiitee ba mu nekkee ci biir société bi vision bi mu andi woon noonu la doon demee. xam nga programme boobu balaa may wax ci Cheikh Omar. boobu ñu naan vision seen programme bu politicien yi. su ñëwee ni sama programme a ngi nii tant que duñ ci boole incha allahu dara du sotti. du baax. am na solo. suñu politiciens yi ñi fi gën a invétéré ñi fi gën a màgg ku ci jàq sëriñ si ngay seeti. sëriñ si ñooy régler problème yi dans les coulisses. seen baat du jóg ndax sutura ak ni ñu ñeewantee njaboot gi. mais il ne faut pas aussi que sëriñ si ñu jàppee leen ñoo xam ni yembuñu. ñu ñuy jëfandikoo rek. ñu ñuy jëfandikoo rek ma ñëw nag noonu. ci discours suñu xalifa bi. Cheikh Seydi Aboubacar Sy. ibn Seydi Mouhamadul Mansour. Seydil Xawmi xam nga ku soxla lu fiftinu kenn. soxla woo dërëmu kenn. soxla woo saaku ceebu kenn. mënuñu la chantage ba convaincre la ci loo xam ni jaaduwul. ñu la tince fenn. duñ la tëj c'est pas possible surtout que moom dafa am héritage. Seydil Hadj Malick dafa ñëw indi charia ak sunna. toog ba ni su ma bàyyi woon lii dem ci leneen gars yi ni ko boo ko bàyyee dañ lay ñaanal nga dellu si waat ci. mais duñ la topp. Cheikh Seydi Aboubacar Sy nag xalifa bi loolu lay incarné ba pare par rapport à la jeunesse. 10 jours yi nga xam ni dañ ko burdu bi sax ay tànk. ak i loxo ki bopp. dugg ci biir kër yi ren ni sénégalais yi percevoir yi burdu musuñu ko percevoir noonu. nit daan na fi jógee def 12 jours Tiwaawan. du xam luy gàmmu. daaw ko woon jël. pendant 10 jours yi burdu bi duré. ay xale ci at. ñoo toog di waxtaan ci xam-xam loo xam ni jéggi na d'ailleurs macha allah mu indi lan. bonne considération surtout une considération personnelle. de ma part l'outil pour la propagation. de ce savoir-là il nous faut des universités. université yooyu dañ koy dooree ci esprit wu Xaali Amar Fall. dafa am benn réplique boo xam ni ba léegi sénégalais yi defaguñ ko. quand tubaab bi ñëwee taal université Pire. gouvernants sénégalais yi léegi la meilleure réplique mooy lan delloowaat fa université bi taal ko jox ko gëddëm. gëdd bi mooy lu ñu rejeté li nekk ci pédagogie bi ñuy def nii la pédagogie française et consort mais dañ ciy dugal nag li nga xam ni
mooy suñu soubassement wu dëkk Xaali Amar Fuuta la juddoo en bon Kayorien ndax baayam dafa gàddaayoon dem Fuuta Xaali Amar dem màggee Fuuta le patriotisme l'appel du terroir poussé ko mu ni damay ñëwaat Kayor seet si sama biir sama dëkku maam bi mu ñëwee comme prétendant la woon au trône gaa ñi tiit sa propre famille tiit biñ ko laajee def ni leen man bu ma amee un lopin de terre boo xam ne mën naa fay nekk ak samay gaay ñuy jàng di bay di dundee doy na ma sëkk mu nekk une leçon d'humilité d'humilité boo xam ni et surtout une vision parce que Xaali Amar xam na ni l'esprit moom rek moo war a prédominer ñun yàlla mettre ñu dans les conditions pour ñu am bombe atomique luñ koy wuti on perd du temps soxlawuñu ko te am nañu xel ne woon nañu Cheikh Oumar xamul dara ku bind Safinatu Saada boobu rek laay cité ci li mu bind mën nañ ko brandir tey ana suñu borom xam-xam yi ana suñu intellectuels yi nga xam ni def nañ l'école française ba pare def l'école des daara pour défendre l'islam ana ñu ils sont là blottis dans leur coin personne ne se bat te pourtant cette force de Serigne Touba laa wax Serigne Touba mii fi nekk à l'heure actuelle mi fi nekk nii la force de caractère le savoir le tact bi mu am ba engagé wu dans des événements pour sauver le Sénégal gars yi duñ ko ignorer et pourtant bu ñuy profiter dañ koy fàtte moo tax ma ne suñu xalifa bi il est arrivé à propos muy Serigne Babacar Sy Mansour bëgg na Serigne si ànd te le conservatisme n'existe pas ci biir maraboutisme ci biir diine ji dañuy créer ay mots ay islamisme conservatisme ak ñu nekk ci ay débats yoo xam ni ça nous égare te du tous dañu war a avancer conformément à notre culture à notre civilisation. Avancer ci suñu culture ak ci suñu civilisation nekk na loo xam ne kilifa yi fi nekk léegi ñëpp dafa mel ne bàyyi nañ ci xel ni ngay wax xeex pour daara yi xeex ngir ni ñu jàngalaat xale yi suñu bu ñu bàyyi sax li xam ne moom mooy jógee bitim réew waaye ñu xam ne am na lu fi nekk loo xam ne war nañ ko mën a may doole sëñ Babacar Sy Mansour wax na ko xalifa Serigne Mountakha ba mu ci màggal bi dellu si waat na ci tu wax xam wuti ji leen xam-xam nañu gën may doole daara yi nañ leen gën te taxaw waa Yoff Layeen ñoo ngi leen di dégg itam Ñaseen Cenaba ñëpp ñoo ngi nekk te waxaat xalifa yi chaque jour léegi ñoo ngi leen di dégg ñuy waxaat est-ce que jotul kon message bi mën nekk loo xam ne dina yëgg ba ca kaw ngir su fekkee dafa am ay réformes yu ñu war a mën a def ngir daara yi mën a bokk en tant que tel ci li ñuy jàngale ci biir l'école yi ndax l'école léegi soo duggee arabe lañ lay wax lan lay jàngal maanaam jàngal alif ba nen la ñuy bindee lii wëg lee waaye li jëm ci téere bi li ci nekk duñ la ko jàngal doo ko mën a am compréhension. waaw loolu yëpp bokk na ci li ma lay wax ni lutte yi ñuy mëne nii. li tubaab di wax ni les dés sont pipés dès le départ tout est faussé par le problème la problématique tout est faussé dès le départ parce que tubaab bi wala boog ces courroies de transmission indil nañ ñu des sujets yu ñu war a waxtaanee yu ñu war a diisoo yoo xam ni du li ñuy avancer la ñuy delloo ginnaaw daara moderne sax existé wul. ça n'existe pas. daara bu Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh génnee. ak ñeneen mënoo ko moderniser. da nga koy réadapter à la société. nit ñi gis ni daara yooyu moom daan na ko wax leer gi nekk ci àlluwa. teg ko sa lupp sëgg ci àlluwa bi. bantu xatt bi ngay càpp ci biir daa bi. daan na ko wax boo waxee ñun la ki c'est un arriéré. mais le Coran. alxuraan du musa obsolète du musa obsolète mais moom moo ni nuun wal xalami duñu boroom xam-xam nag waaye am na xëy na quelques petits kii yoo xam ne mën nañ koo utiliser comme exemple alors que
méthode yi nga xam ni moom lañ ñu proposé soo seetloo bu baax les plus grandes doctrines doxalin de société yi nga xam ni moom la fi tubaab bi tegoon muy communisme muy socialisme muy capitalisme ak seeni ñama-ñama ay plein emploi ak ñoom seen tout est devenu obsolète tant que l'âme ne réagit pas dans sa logique de connexion directe avec Dieu le créateur du sotti ak nag xereñu kii nga xam ni moom la ñuy célébrer fan yi muy yonent bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tant que sénégalais yi africains yi jullit yi réaliser wuñu cette nouvelle approche cette nouvelle considération par rapport à ce qui doit les faire progresser du ñu dem fenn. mais léegi nan la ñu war a mën a def parce que kii di El Hadj Omar ba muy dund dañ nekk ci réew boo xam ne dafa amoon ay réalité ndax ñu baal ma ci kàddu gi ay ceddo ñoo fi ëppoon ak ñoo xam ne ñenn ñi gëmoon nañu lenn ñenn ñi lenn ay xërëm ak yeneen lan daan dundee dem na jàng ji wër àdduna wuti ji xam-xam am xam-xam bu mu am ñëwaat dellu si waat andi ko est-ce que nekkul loo xam ne leçon la peut-être pour ñenn ñi xam ne yore nañu xam-xam mais retour bi day xawti jafe surtout ñi xam ne yenn saa yi dañuy wax ne dañoo yore xam-xam ci mbirub diine dañuy mel na lu tëju ci benn cancan rek yaakaar ne fii nii ñun entre ñun ñoo war a wax est-ce que du jotul ñi xam ne dañoo am xam-xam ci côté diine commencé ti génn ti wax nit ñi di xam ne non lii kat ndekete yoo ñun mën nañ ko adopté mu nekk loo xam ne sama genre gi xam ne jànguñu seen alliwo sorewul ñu mën leen wax ne lii ñu mën ko adopté par rapport ak dëkk bi ni muy doxee. dégg naa xalifa bi. Serigne Babacar Sy Mansour mu ni na ngeen wut ay jàngalekat bu leen wut ay waaraatekat. moo ko wax y a pas longtemps. mais waaraatekat a am Sénégal. te waaraatekat yoo xam ne ils vont concocter leurs histoires. leurs anecdotes ñëw di nettali moo tax. ma ni la sànq notre histoire elle est contemporaine mais il est truffé de mensonges dafa bëri fen n'importe qui man mii tey bu ma taxawee mën naa takk sama rajo téye sama micro di la fi nettalil des choses yoo xam ni nit ñi di daanu leer alors que tegu moo ko fen loolu moo am Sénégal donc la réorientation de l'intelligence la réorientation de l'approche intelligente moom la ñu war a jëkk a fondé moo tax ma ni no réplique am na fu ñu yemoon ci Xaali Amar tubaab bi ñëw Pinet-Laprade taal université ba nañ delloo université bi fa mu nekkoon ba pare indi xereñte yu bees yi fi nekk ñu def ko fa dina indi loo xam ni c'est extraordinaire dina booster l'intelligence mais aussi dina grandir la ville de Pire comme Tivaouane comme Touba. fépp fu ñu samp université mu am intelligentsia dafay xereñ. matière grise bi su fay génn. surtout encore que njàngum l'islam. dafa neex bu njëkk dafa amoon des sites de culture yu tuddoon agora nga xam ni da ngay ñëw di penché wu. di dugg dans la poésie dugg dans les textes dans les classiques. et tout ça. soo ko waxee ñu bëri dañuy jàpp ne ci cité grec rek la ñuy yem mais fii ci sunu société sax sunu mag yi daawoon dañu am bërëb yoo xam ne dañ fa daan toog ci tagg yonent bi wala ñuy nekkati wax ci loo xam ne dafa jëm ci réew mi nan lañ ko war a mën a defee mais nekk loo xam ne dañ ko war a yemale ci grec yi kese. voilà agora googee. moo tax li may wax sànq ni man dama am chance. gis nga tranchant du sabre bi. li ci ëpp ci biir c'est de la poésie. ndax bi may jël renseignement yi pour bind ko dama ni di wax ci koo xam ni dafa xereñ te gars yi nee nañu du dara yow da ngay jéem génne loo xam ni dafa précieux te li dàq ci lu nit di wax moromam di ko dégg mooy bayit xilaasu zahar nga déglu xasaay du Cheikh Amadou Bamba yi ñoom Baye Niass yi ci lan lañu kii dañu bind. Baye Niass dem na ba nga xam ni moom ci boppam il était marqué par la beauté du texte. ba nga xam ni mujj gi ton wu waxam sax. daf ko changé buy wax ak yow dafay chantonné. tellement il vivait l'allégresse te loolu dafa neex. ndax day perceptuel yu nekk yu ba ici ci xol yëpp. mi ngi noonu donc loolu am na fi. xam-xam bi am na fi
mais l'outil bi tax ñu coordonner tout ce savoir là dugal ko dans un concept pédagogique reconnu et rigoureux ñu teg ko dans certains pôles ici au Sénégal léegi nit ñi changé. Est-ce que mën nañu am bon espoir parce que là gis nañu Touba daara yi bëri nañ fa waaye ñoom xalif bi sax moom nee na liggéeyam ndax ku ñëw ci xilaafa yi di nga am loo xam ne da nga fay teg ñenn ñi ci jumaa yi ñenn ñi ci tool yi ñeneen ñi mais moom nee na liggéeyam bu mu bëgg liggéeyal Sëñ Touba mooy université bi ñoo ngi koy woo université mais nee na ca tout tànk ya la ñuy tàmbalee ba fi jàng jeexee te mën nañ jàpp ne jàng amul fu muy jeexee mu ni loolu lay teg Tiwaawoon ku ko wax xalaat daara yu bëri yoo xam ne kër goo dugg fekk fa daara roq boo dem di nga fa fekk ab daara boo xam ne ñoo ngi fay jàngale loolu nekk itam loo xam ne gis nañ ko yeneen gox yi ci nekk Yoof Laayeen Cenaba ak ñoom seen bërëb yooyu yëpp su fekkee ne ñoo ngi gënte taxawaat léegi ngir mënte def ci formation bi pas daara moderne comme on le dit mais en tant que tel ci jàngal xale yi lii ci diine nan la ñuy jàngee xam-xam ndax islam aussi nekkul loo xam ne dañ ko war a yemale ci téere bi kese alxuraan gi kese yàlla soufisme bi xam ne dañ ko war a jàng ngir mën a am yu bëri yoo xam ne dañ ko war a mën a jëriñoo est-ce que mën nañu am bon espoir ne jafe-jafe yi xam ne ñoo ngi koy gis ci réew mi jafe-jafe yi xam ne ñoo ngi koy gis ci société bi te ñu bëri ti ko ñaawlu mën nañu jàpp ne fii ak tuuti peut-être soppeeku dina am. mën na soppeeku. ci ñu jox gëdd. ñi nga xam ne ñooy liggéey ci éducation. xam nga soo constaté léegi société Sénégal léegi pratiquement enseignant synonyme wu syndicaliste. dañu respecté rek enseignant wu daara yi ñoom ñoo ci gën a dee. ndax dañu vulnérable ñoom dañu war a kër yi war nañ dugal xam-xam ci boppu taalibe yi mais war nañu kër yi pour yor seen bopp yor seen njaboot yor seen kër. pourtant réforme bi ñu war a njëkk a def mooy ñu def leen ay salariés comme ay comme enseignants yi les mettre dans les établissements primaires et secondaires les professeurs. pourquoi ñoom lu ñu leen dugal dans un circuit reconnaître leen comme des fonctionnaires di leen fay salaire. donc le moyen bi nga xam ni mooy motiver nit ki pour mu jëlee li ci dënnam def ko ci dënnu xale bi le moyen là moo amul. ça n'existe pas. moo tax ngay gis le concept. ubbi tey jàng tey mais c'est un concept erroné. nañu toog waxante dëgg. te mënuloo comprendre waxuma la sax enseignants yi mais xoolal étudiants yi waxtu bu ñu waxee coow jib ñu ni dégagé nañu gis nañ président dégagé nañu xaalis pour fay leen seeni bourse le mois suivant rebelote xale yi fataat tali bi ni seen bourse. alors donc finalement kan mooy wax dëgg kan moo waxul dëgg mais les faits sont là ils sont têtus qui montrent que rien ne marche dara doxu fi da ngay xool man mii gox bi ma màggee muy tefes gii nekk ci Soumbédioune y a une école qui est là-bas qui s'appelle l'école de Soumbédioune qui n'est même pas visible parce que circonscrite entre le cimetière la mer et le village artisanal dañ ko ëmb. booy nekk jaar ci biti ci tali bi booru tali bi nga koy mën a romb rek yenn saa yi da ngay romb. cette école là il y a un groupe à qui on a donné ce marché pour détruire l'école pour def fa une station d'évacuation d'eaux usées contiguë au cimetière nga xam ni nos saints sont en train de dormir là-bas nos ancêtres te buñ ci paree toutes les écoles le processus de destruction de la corniche va continuer. Le stade Assane Diouf dindi nañ ko le camp militaire bi nekkoon ci kaw dindi nañ ko bu ñu dindee école Soumbédioune dinañu dindi école Fann Gueule Tapée dinañu avancer waat et tout ça def ko lan des quartiers résidentiels yoo xam ni ce sont les milliardaires qui vont les habiter qui vont faire leurs orgies yi nga xam ni baaxul ci dëkk bi. C'est ça qu'il faut refuser. moo tax moi quand ils m'ont convié à leur réunion j'ai donné mon avis. ni leen nag yéen a koy xeex seen bopp parce que man awma kàttan xeexuma marchuma mais daal la may war a wax moom sama làmmiñ dinaa ko wax. donc pour parler de Cheikh Oumar encore pour revenir sur lui Cheikh Oumar amul dëkk bu mu mus a dugg te bàyyiwu fa administrateur ak jàngalekat. est-ce que da daan ñëw soppi doxalinu dëkk yi. daf koy soppi.
est-ce que da daan ñëw parce que islam itam yenn saa yi dañuy jàpp ni islam arabe la loolu yenn saa yi day nekk andi ay jafe-jafe sax ak ci compréhension ñu bëri dañuy wax ni islam arabe la nañ koy defee ci Màkka moom lañ ko war a defee ci àdduna bi yëpp alors que xam nañ dëkk bu nekk zone bu nekk am na ay réalités yu fa nekk am na culture bu ñuy doxee ak ñoom seen est-ce que Cheikh Omar da daan jël ñëw na leen nii par la force nii ngeen di doxee wala da leen daan wax ne l'islam lii la nañee topp diine topp charia ak sunna yooyu moo nekkoon ay doxalinam wala da daan changer radicalement doxalin bu doxalinu réew ma. il était juste. te daf daan déglu. Cheikh Oumar ñëw na tase ak Maba Diakhou. et son frère Sayer Mati. Maba. ni ko dama bëgg jiyaat. mu ni ko ayca. tu as l'autorisation de faire le djihad. mu am buur bu tuddoon Billo Ndaw. un roi païen. Maba moom la defoon cible am. ni day dem dafay xeex ak moom pour imposer l'islam. nu mu tuddati ci dëkkam. Cheikh Oumar ni ko bul xeex ak moom boo xeex ak moom dina la duma. Maba ni ko comment ça man may jaat nekk ci yoonu yàlla si jàkkaarloog yéeféer bugg ko dindi ci lu bon li mu nekkee. nga ni man su ma xeex ak moom mu duma ma. Cheikh Oumar ne ko wallahi soo xeex ak moom mu duma la mu ne ko lu tax mu ni ko gis nga buur bi du dëpp jëwam ci suuf de du ni ashadu an la ilaha illallah de wa ashadu anna muhammadan rasulullah mais son principal souci mooy waxtu bu yeewoo dina surveiller ba nga xam ni dëkkam kenn du fa xiif. il a des représentants dans toutes les concessions kenn du fa xiif. mu ni ko kooku li mu mën ci kii. ci doomu aadama yi li mu mën ci doomu aadama yi. tant que mi ngi ci boo xeex ak moom mu duma la ndax yàlla loolu la koy récompenser. donc pour wan la ni Cheikh Oumar n'était pas borné. il ne portait pas des œillères. xam na ni kii maag moom bokkuñu diine mais nit la. ni Cheikh Oumar nekkee nit yor ay tànk ki loxo. noonu la Billo Ndaw donte du jullit nekkee nit mais nit lu ko sos. yëpp ci yàlla. c'est à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Oumar donc il avait un idéal en l'humain. buy xool nit ki il ne voit pas li nit ki doon ak la mu sol ak ñoom seen mi ngi xool jeexitalu Seydina Mohamed ci moom. moo tax il ne se trompait jamais sur les gens waxtu bu situation bi difficile nit ñi rouspété et tout ça mu ni ma ñëw il entre en retraite bu génnee ni ki dul fen nee na ba son fils adoptif Koli Modi Sy nga xam ne dañ ko mayoon ñëw ni ko yow daal ki dul fen tout le temps boo duggee génn rek ñëw ni ki dul fen xanaa yow la keroog Cheikh Oumar est entré dans une colère indescriptible parce que moom mi ngi gis ni son fils le comparait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moom sa vision c'était le prophète te yonent bi la doon roy ci ay tànkam la doon topp xoolal Cheikh Oumar baayam Thierno Seydou bu mag du xool ci kaw il a toujours les yeux rivés au sol ndeke c'est le Coran ambulant day tari rek di tari rek soxna si ni ko waaye yow pourquoi bu may wax ak yow nga sëgg rek suñuy dox nga sëgg rek mu ni ko siggi gis lu la yéem neex la te moomoo ko nga soxla ko loolu laay kii suñu borom moom laay daw moom laa bëgg suñu borom bi musal ma ci loolu donc pour ñu avancer comme tu dis le dirigeant sénégalais qui a réussi à enrôler les Sénégalais
parce que ku taxaw woote rek ñu màmb la. mais kooku pourquoi est-ce que du seetaat non son physique. ndax taaram wala costume yeeg cravate yeeg mbubb yi basin yi mais mu seetaat boppam par rapport à l'éthique bi Cheikh Oumar doon dégagé. bi El Hadj Malick doon dégagé. bi Cheikh Amadou Bamba doon dégagé bi nga xam ni bi ñu koy yóbbu en exil Cheikh Amadou Bamba bi ñu koy yóbbu en exil def ni ñaan dafa nangu ci man. tey jii ku dikk seet si woon sa kër musiba naaru laay nga naaru laay bare nañ fii ñoo xam ni pour ñun c'est des héros lañ leen jàppee ay héros lañ leen jàppee. ñoo xam ni bañ leen jotee seen convocation dik dañu taxaw yooxu ci rajo beeg télévision bi. ni woo nañ ma suba de. feebaruma dara jotuma et tout ça. Cheikh Amadou Bamba bañ ko waxee daf ni te yàlla xam na ni. mënoon na enrôler des troupes pour ne pas partir. daf ni ñaan moo nangu ci man. jot naa ndigal. jot naa ndigal maa ngay dem cëy bu ma dellu si. mais cette histoire du Sénégal là ce pan de l'histoire du Sénégal. mais dañuy nekk fii rek jox ko des gens yoo xam ni dañuy falsifier l'histoire. di ñu raconter des bêtises. alors que Cheikh Amadou Bamba il n'est que vérité. et honneur. nañu dimbali donc njabootam. gën ko leen yombalal yan bi. gën leen yombalal yan bi. ñuy wax ñu dimbali leen ci dëgg gi ñu soxla ñoom. ci Cheikh Amadou Bamba. ci dëgg gi ñu soxla ci Cheikh Seydil Hadj Malick. moo tax xalifa bi ni waxuma leen ay waaraatekat. ay jàngalekat lañ soxla jàngalekat lañu soxla. waaraat. jàngalekat ci société bii ñu nekk jàngale ñun yenn saa yi ndaw yi ñu ñuy roy mooy ñu jiite. dañuy wax ne diwkat mooy président mën naa dañ leen la royal ci moom sa wayjur na la jéemal roy ci moom ne moom da jaar na fi ba nekk ci kaw. waaye yenn saa yi sooy xool ni ñuy doxalee avant ñuy yegg. xuloo yi xeex yi xëccoo yi kàddu yi ñagas yu ñuy tegante seen biir te mu nekk loo xam ne léegi c'est comme devenu une norme ci politique ak société sénégalaise alors que Cheikh Omar amul woon suuf waaye wut na suuf dem na ba am ab empire boo xam ne am na nu mu toll muy jàllale xam-xamam wante ba léegi chaque fois su daan soxla est-ce que da daan ñëw na leen par la force doole mbaam nii ngeen di doxalee soo leen doxaleewul nii ma damm seen loxo wala ma jël seen bakkan wala ma def nii wala ma def na le est-ce que loolu nekk na idéologie boo xam ne dañ ko am fuñ ko donnee ñun moo tax ñu violent wala dafa nekk loo xam ne c'est venu comme ça rek xamuñu fuñ ko jëlee. ñun dañu nekk ci évolution boo xam ne ñun maîtriser wuñu les pans de cette évolution là. tubaab bi xam na li muy def de xam na bu baax li muy def. def na ay projection xam na fu ñu jëm luy intérêt tubaab bi à l'heure actuelle ñu ni sëriñ diw de moo ëpp xam-xam sëriñ diw sama sëriñ a gën sa sëriñ tas ko parce que xam nañ ni l'islam est bien ancré au Sénégal. donc ñun ñoo war a seetaat suñu bopp El Hadj Cheikh Oumar def na fi période bu yàgg boo xam ne dafay déplacé wu moom ci boppam. ñëw ci looñ toog ak jeunes yi toog ak mag ñi ndax d'accord ñu woon. lu nekk jéem na ko lu nekk jéem nañ ko pour faagaagal ko. des guet-apens des pièges pour le tuer ak lépp mu obstiné nekk di continuer di ñëw pour parler waxtaan bu ñu ne kii xale la mun leen dafa am baat dafa war a wax nañ jàng suñu histoire mu am jeexital ci ñun. Alaaji Malick bu doon difficulté yi ñu ko teg bundu xataal yi ñu ko bundu xataal dafa abandonné woon. tey jii du ñu egg fi ñu egg. li ñu naan fi mu jaar ku fa jaar taq ban. suñu kilifa yi fa lañ loolu moo leen caractérisé. ñoom pourquoi Baye Niass boo demee tey Nigéria. Baye Niass boo ko tuddee rek. mën nga fa am teraanga joo xam ni njabootam sax amuñ duñ ko am. macha allah kay gis nañu gàmm yi ñu fay def. nu muy amee doole. xoolal loolu yëpp. Cheikh Oumar moo balisé terrain boobu moo egg Nigéria. tase avec le sultan du Sokoto nga xam ni boo doon diriger le Nigéria. kooku remarqué xerañteem ni ko fekk El Hadj Omar di dem Màkka. mu ne ko boo demee doom fi bàyyi.
il a réussi à le convaincre ba Cheikh Oumar toog fa. Cheikh Oumar dem dirigé na Nigéria pendant 7 ans. juróom-ñaari at. surtout les armées du Nigéria. pour won la ni jaar-jaaram. fi mu jaar moom espèce su link la. Cheikh Oumar bu ci gaañu sukkandikoo rek ce panafricanisme là nga xam ni. boo taxawee boo waxee kii ne am naa or kële ne am naa gerte. am naa gerte ku ci nekk di jéem a coince sa morom. te dañu utiliser un concept fédérateur et chez Cheikh Oumar c'était le Coran c'était la Oumma. un concept fédérateur boo xam ni ñëpp dañuy ànd. nekk benn. ba pare nag xereñ. dafa am un de ses soldats. qui s'est retiré dans un coin di méditer di xultu sax. naan waaw man lu ma indi fii topp sëriñu tukulóor bi di xeex fan la ma jëmee fa mu toog moom kenn. nit ñëw fekk ko fi ne ko kaay wuy Cheikh Oumar mu ne ko man Cheikh Oumar daf ma xam. mu ne ko kaay wuy Cheikh Oumar bi mu ñëwee mu ne ko yow yaay diw. du ma tudd tur. waaw. yaay diw mu ne ko waaw mu ne ko prépareel ñëw delloo ngiit mu ne ko sama dëkk. mu ne ko waaw mu ne ko lu tax danga may dàq mu ne ko déedéet comme loolu nga nisër. nga ñëw dem ngiit waaye nag foo ma soxloo rek maa ngi sa wet pour wane ne njiit dina toll foo xam ne dina mën taxawu nitam même su fekkee ne nekkul ci wetam. sant ko bu baax gërëm ko El Hadj Abdoulaye Seck nekk ab borom xam-xam moom lañ dalaloon tey ci seen bloc d'information la Total mu doon ñu gën a xamal ak jàmbaaru l'islam gile jàmbaaru panafricanisme jàngaaru société bile ti El Hadj Omar Foutiyou Tall moom mi xam ne daa ci bind ñeenti téere benn téere boo xam ne ci ñeenti tom lay nekk mu ci gën a xamale ak jàmbaaru Fouta Tooro googee gane woon ci àdduna ci atum 1794 diggante 794 ak 97 génn àdduna 1864 mu ñu doon gën a xamale ak moom mbokk yi sant leen baax gërëm leen li mooy li leen andiloon tey ci seen bloc d'information la Total léegi-léegi ñu yegsi ci xibaaru 19:45 yi ak Adama Nuska Ba jox leen dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf